ci xew-xew gi am ci sous-région bi sunu mbokk malien yi énième putsch amaat na fa mu di coup d'état goo xam ne amaloon nañ ko ak Modibo Keïta ñu amal ko ak Moussa Traoré amal ko ak ATT Amadou Toumani Touré waaye ni ki yàggul dara ñu amal ko ak IBK Ibrahim Boubacar Keïta alors imam yow ana lan mooy sa njàngat ci xew-xew gi nga xam ne dal na ci sunu naataango malien yi. sama njàngat bu njëkk mooy ni dugguleet fi Mali toll nii tey réew yu bari ci àddina bi toll nañ fa kon du ayib réew yu bari tey ñu ngi reyante ba tey wala ñenn ñi ba ñu bàyyi reyante yàggul Europe ba ñu bàyyi reyante yàggul te nee na ñoo ñuy jàngal civilisation depuis des siècles mais nit ñi dañuy fàtte ne 1945 yàggul 1918 yàggul ñaata millions nit ñoo fa dee kon bu fekkoon ñàkk fayda ak kannasu mooy tax ay coup d'état di am ak nit ñi di reyante kon danañ ko xam kon nag léegi li xew Mali nii seen jaar-jaar la ak seen histoire réew moo toll foofu ñun nag suñu wareef mooy suñu dëkkandoor lañ dañoo jaxasoo ak ñoom ci lépp ba da nga koy seetlu sax ci famille yi xam nga am na ci kenn si ñoom koo xam ni sant bi rek jaww bi tax na ñu bëri di wax naan mu ngoog loolu rek doy na misaal. fédération Mali sax amoon na fi. fédération Mali amoon na fi Modibo Keïta benn réew la woon ñu ak Mamadou Dia benn réew la woon. benn réew la taarixu Mali Tombouctou. mag ñu bëri fii jàng nañ Tombouctou wala waa Tombouctou ñëw fi kon suñu taarix ak suñu njaboot yi. jaxasoo nañ man mi di wax ak yow ni man Kanté laa sant. sama maam kaay la jógee. di dox di dox di dox ba mujjee Jurbel. tabarkallah. sama papa moom Jurbel la juddoo. mais sama maam kaay la jógee. am na suñu yenn mbokk yoo xam ne ñoom caam lañ mujj sant pour am papier parce que temps yi tubaab bi daf doon wax ne sant malien yi ak guinéen yooyu duñ leen jox mais man sama maam daal ne Kanté bi ngeen di conserver kon pour dire que li ñu tuddee tey Sénégal ak li ñu tuddee tey Mali ak Guinée yëpp ñëpp xam nañu am nay jamono ah l'empire du Mali demoon na ba Guinée-Bissau Kiramaga xam nañ le lieutenant de Sundiata donc moo tax xam-xam dafa am solo yaa Moussa xam-xam dafa am solo loolu. boo xamee rek. kon mbir yi am na taxawaay cosaan ak histoire gu ci am ba noppi balaa noo ñëw ci. actualité balaa ñoo ñëw bu ko defee. loolu noonu la demee tey jii Sénégal am na foo xam ne tey bu fa tolloon Mali dina ci dugg pour jàppale ñu ni nga xamee ne am na ay soldats sénégalais yu nekk foofu ak ñeneen tey jii am na loo xam ne tey ñaanuñ ko yàlla bu xewoon Sénégal Mali duñ ci noppi buñ ci bëggoon noppi sax am problème parce que population yi duñu seetaan parce que dañ fi amay mbokk. am fi intérêt ak tam xoolal économie Mali ak bu Sénégal train bi sax bi mu deewee la lu bëri wàññeeku mais sinon marchandise yi ni mu doon circuler camions yi route nationale bi voilà waxtu wu ne marchandise yi port mu ngoog te Sénégal tam daf ci am intérêt parce que loolu yëpp noonu tam ay milliards la yoo xam ni Sénégal ci boppam daf ñuy arrangé suñ fi defee embargo Mali lu yàgg-yàgg danañ ko commencé gis fii de émeute mën na fi am parce que ñiy dépendre ci commerce boobu noonu dañ koy yëg te ay Sénégalais la ñuy doon bon kon loolu moom mooy côté li ñu boole ak ñoom. kon il faut que ñu respecter leen bu baax te xam na ñuy analyser problème boobu kon seen histoire politique moo toll foofu. léegi nag la fa xew gis naa ni nañ ci ñaan jàmm ba pare fexe ba li ñu tuddee transition bi ñu def ko ci jàmm. man ñi nga xam ne ñu nekk fi naan woy militaires yi lii militaires yi man dama jàpp ne loolu teg sa kaas ataay di wax la rek. non ndax jàmm dina am parce que bu ñu xoolee côté transition bi nga tudd CEDEAO taxawaay wi mu am mooy dafa jàpp ne ab civil lañu war a delloo pouvoir bi waaye junte militaire bi ñoom jiital nañ seen kilifa te ñoom ñu ngi ci seen position ak seen taxawaay te décliné nañ ñoom itamit ñoom ni nga xam ne moom lañ nar a yoree réew mi fii léegi transition boobu noonu di am sunu njuuti réew moom il est contre. embargo bi alors schéma googu noonu yëpp imam yow tey lan moo ci sa position. waaw bon nañ commencé di gën a simple embargo bi. waaw embargo bi moom suñu président taxawaay bi mu ci am rafetlu naa ko amul sens parce que embargo punition collective la te gis nga loolu. fu sori la jógee gis nga bu njëkk ba tubaab bi ñu doon utiliser embargo en général parce que tubaab bi mosuñu gëm wala boog ñi amoon doole ci ñoom surtout par exemple américains yi ñoo doon puni. ay dëkk te ñoom pour man ni ma ko gisee jàppuñu woon ne peuple yi li ñuy wax léegi c'est des sujets moraux pour ñoom peuple yi ay nit lañu rek yoo xam ni ay kanas ñoo leen jiite mën nañ leen duma xoolal Irak embargo bi li mu fa def ñaata xale ñoo dee foofu ndax manqué meew ak nangam ci turu rek xeex benn waay buy Saddam te Saddam boobu ñu xeex ñoo ko ngemboon mu xeex Iran nga xam ni kon li ñuy wax gëmuñu ko
ni ñuy wax léegi ni putsch yi ñuy wax yëpp nii Al-Sisi Égypte nu mu def fi mu nekk du xaritu tubaab bi. démb rek lañ neex ne jàpp na frère musulman président frère musulman depuis 7 ans ñu ngi koy wut démb lañ ko jàpp. bërki démb jàpp na droit de l'homme koo xam ne dafa bañoon bokk ci conseil bi ñu woo ko kon kaay bokk mu ne bokk ma rek ñu ne kon kii daf ñoo contre kooku tëj nañ ko xam nga 15 ans mi ngi def lu ko neex tubaab yi noppi. pourquoi parce que moo leen di protéger l'intérêt Israël ak tamit mouvement islamique yi nga xam ne pour ñoom dañu dangereux ci Occident donc lu leen neex la ñuy def Soudan actuellement ñi fa nekk ku leen fa teg du peuple bi moo jóg une partie du peuple ñoo jóg këdung militaires yi ñëw jaxasoo ak ay civil daal di jël pouvoir bi léegi fi mu nekk ni ñu ngi xaritoog ñoom américains yi dem nañ fa di waxtaan ne leen da ngeen war a xaritoog Israël su ngeen xaritoog Israël rek ñu defar seen affaire lebal leen xaalis kon déjà loolu na leer kon il faut être réaliste ñu tam ñu xam lan ñooy suñu intérêt ak lu suñu problème kon nekk fi naan xarab militaires yu amul benn sens li am solo mooy dimbali Mali ba mu am stabilité ba population bi gis boppam ci réew mi ni muy doxee par exemple suñu mënee trouver benn formule comme Soudan ñu trouver ko benn mélange entre benn mix entre militaires yi ak civils yi le temps que ñu organiser ay élections fi mu nekk nii militaires yi wax nañ ne ñoom ñooy jiite yëf yi ah ki jël nguur yaay jiite ñoom ñoo ko jël CEDEAO jëlul nguur gi bay wax ne léegi man maa fi teg ku ma neex kon nag comme ñoo jël nguur gi am nañ droit wax ne ñun ñoo koy jiite ba élection man fi ma doon mën a condamner militaires yi mooy ñu wax ne bon ñun jël nañ nguur gi te léegi bon daal toog leen jàpp seen ñàmbur ba luy xew-xew mais ñoom wax nañu jël engagement ne dañuy def transition def ay propositions kon loolu waxtaan la njëkkoon nañu wax 3 ans léegi ñoom d'accord nañ je pense wax 1 an kon léegi nañ kon ne waxtaan militaires yi su fekkee ñu waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord def benn équipe mixte dégg nga boo xam ni mooy yore état bi le temps que ñu organiser des élections locales législatives ak présidentielles mais tamit bañ ko yàkkamti parce que tam Mali fu sori lañ jógee ñu ngi nii di guerre ak jihadistes yi ci nord bi parti politique gis nga leen M5 ak ñi àndoon ak IBK. waaw foofu rek dama la fay loolu bëgg a yëpp laaj nekkul réglé seen mbokk imam Dicko un religieux am taxawaay wu mu am ci combat bii nga xamante ni moom moo débouché ci putsch bi alors yow rôlu imam Dicko ci mbir mi noo ko jàngate bon li may njëkk a wax mooy imam Dicko citoyen la kon am na droit lépp luy dox ci dëkkam mu joxe ci xalaatam loolu constitution bi moo ko garantir mi ngi ci biir constitution Mali constitution Mali waxuñu ne imam waru fee wax wala waru fee def citoyen lañ xam kon nag léegi kenn mënu ko exclure ci mu joxe xalaatam ak jël ay position ci liy xew ci dëkkam première chose deuxième chose mooy que boo nekkee imam di seetaan sa réew ba yenn yi xew ci di nga am problème de conscience parce que di nga ne lu tax jóguma dox loo xam ne dama jàpp ne njëriñ réew mi ci loolu la ne boo nee nag dama yor sama course rek toog sama jàkk sama ruq ñi yor doole yor réew mi danañ def ci réew mi lu la neexul danañ la fekk foofu tam def la lu la neexul kon nag imam Dicko pour man il a été responsable mooy mu jóg wootewul yàq wootewul fitna ànd ak en plus ñeneen moom dañ ko def parrain rek mais ñooñ ñëpp wóolu ko loolu du ay caaxaan pour man bu doon nit ku ñàkk solo bu doon nit ku amul xel bu doon nit koo xam ne yàq lay def ñooñ ñëpp ànd ak moom du ñu ànd ak moom parce que ñi ànd ak moom c'est de hautes personnalités politiques ak de la citoyen de la société civile ñooñu mënoo leen ñàkkal fayda kon comme ni nga ko gisee ci Facebook yi mel noonu nit ñi nga gis ko toog Sénégal fii ma ne ah bon yow daal da ngay toog Sénégal yaa gën a xam waa Mali la fay xew yaa leen gën a bëgg seen dëkk yaa gën a xam nit ku fa jub ak ku fa jubul xam nga loolu mu ngoog kon ñi ànd ak ñooñu xoolal ñi ànd ak IBK anañu man li ma ciy tiire rek mooy ñoon dañu xam ne li ëpp ci peuple bi àndatul ak président bi lu tax ñoom génnuñu def mobilisation parce que dañu xam ne bu ñu génnoon tuuti la ñuy doon kon nag léegi comme Biélorussie ñi ànd ak président bi anañu bu ñu génnee xam ñaata lañu nekk ay 100 000 et cetera ñële ñaata la ñu nekk ay 100 000 da ngay xool ni lii kat xaaral ñu def ndànk kon imam Dicko pour man wootewul fitna wootewul caaxaan wootewul yàq te gis nañ sax discours am bi mu mujjee def bi militaire yi ñëwee dafa ni bëgguma benn xale yàq fi dara wala jël benn bien privé wala def dara su doon yàqkat wala bëgg ñu def fitna kon amoon na occasion def ko plusieurs fois parce que ñaata yoon la ñu génn dem ba encercler fii IBK dëkk ak rajo ba ak assemblée nationale bi yëpp noonu kon pour man loolu dëggal na ko léegi nag kon bi nga xamee ni militaires yi génn nañ jël pouvoir bi li mu wax leer na dafa ne aw ma ak ñoom benn relation kon kenn mënul gis foofu ne il est derrière les putschistes loolu amul putschistes yi bi ñu paree ñoo dem seeti ko këram
laaj ko nan nga gisee mbir yi xam naa wax na leen loo xam ne ñoom waxuñ ko ci biti moom it waxu ko ci biti loolu tam c'est normal léegi nag wax na militaires yi ci li ma mujjee dégg que ni nañu gaaw préparer transition bi pour les civils première chose deuxième chose aussi wax na ne man je suis candidat à rien ñi nga xam ne tamit ñu ngi naan lu tax mu dugg ci politique nañ ko laaj IBK moom du ko wax parce que da ko jàppale woon IBK moom ñemewu koo wax lu tax ngay dugg ci politique parce que nee na ko man ba si biir mosquée bi fii sax def nañ fi réunion pour yow kon nag homme politique dañu bëgg daal léegi nitu diine yi daal nañ leen teg fële bu ñu leen soxlaa jël si leen bu ñu paree si ñoom ne leen toggaale si ruq. alors foofu yow lan moo ci sa gis-gis. nitu diine bu xam responsabilité jàngat réewam na muy doxee te nitu diine bu nekk noonu nga war a mel parce que diine ak àddina kenn du ko teqale. ok diine dafa ñëw pour defar àddina kon nag boo toogee di seetaan sa réew mu yàqu ci turu man imam laa jàkk rek laa war a jiite après dem toog sama salon yaa ngi ci njumte yéen sa salam dafa jiite réew jiite diine ji kon nag ñiy wax naan islam fële àddina fële xanaa kon dañu bëgg a weddante ak yéen sa salam c'était le chef de communauté et en même temps c'était le chef spirituel kon gisuma daal dara loo xam ne mën naa ci jàmm imam Dicko au contraire dama gis ne jusqu'à présent position bu responsable la jël et que moom moo ñu gën a xam dëkkam ak ay nitam gisoon na ni dëkk bi toll na foo xam ni moom bu jógul ànd ak ay nit ñu jiite lu mel noonu ku la wax ne kon tey ji du ñeneen ñoo xam ne ñoom yàq ak jaxase ñoo naroon jiite def fa leneen te boobaa tamit kon jàkka boobu mu toog dana fa jóg wala mu daw génn Mali kon bëgg naa nit ñi daal ñu analyser bu baax en profondeur aspect yooyu. alors donc pour ñu terminer ponk boobu noonu tey noo gisee avenir u Mali imam Ahmadou Makhtar Kanté. d'abord di ci def ñaan yàlla def ci jàmm mooy li ma wax sa dëkkandoo doo bëgg mu lakkale kon ñaanal leen jàmm ñu waxtaanee transition bi pour def seen élection réew bu ngeen bëggee jàmm am da ngeen di fexe ba ñi koy jiite nit ñi tànn leen wala boog ñu ëpp ci nit ñi kon nag pour man nañu naxanteeg militaires yi ba ñu comprendre militaires yi lu tax ñoom ñu jàpp ne dañu war a toog ba ci kanam ñu discuter ak ñoom militaires itam il faut ñu indil peuple bi tam ay argument ci li ñu bëgg a def mais du question militaire dañu war a taxaw rek parce que xam nga lu tax parce que nag militaires yi bu ñu fàtte ni du ñoom ñoo initier mouvement bi attention loolu c'est important loolu mën na leen rattraper. parce que quelque part man jàngat gi ma ci am mooy dans un premier temps ñu gis ni le combat a été mené imam Dicko taxawaay bi mu ci am ak M5 waaye ñu xëy rek militaires yi au pouvoir mu mel ni ñële moom dañoo xàll yoon wa rek ngir ñële ñu. waaw moo tax mënul simple noonu loolu moo tax militaires yi. mais ndax jàppoon ni tamit de façon invisible il y a la main de l'Occident ndax jotul tamit ñun peuple africain ñu jël suñu destin en main ci juboo bennoo liggéey suñu réew. non déjà li may njëkk a wax déjà mooy militaires yi kenn du leen génnee ci Mali quand même ay Maliens lañ. ñu bëri si ñoom ils ont payé le prix lourd. yow di nga toog Mali benn fan. yaa Moussa. te déggoo rey nañ 4 5 6 7 20. militaires ñooñu du ñu ay Maliens amuñu ay jabar ay doom ay baay ak ay ndey. xanaa militaires yi léegi ñoom daal on doit les sacrifier quoi ci nord bi foofu noonu te d'ailleurs am na responsabilité le pouvoir civil bii ñuy wax naan pouvoir civil am na ay limitam des fois dans certaines crises tey gestion crise de sécurité bi civil yi ko mën bariwul ak tam relation bi ñu am ak l'armée bariwul mais militaires yi temps yi bu yàggul rek ñaata ñuy fi ay fausses communes ñaata militaire kon militaires tam ils ont payé le prix fort loolu nit ñi dañ koy fàtte ci analyse yi peut-être militaires yi waaye nañ fi jóg nañ kon nañ fi jóg bu ñu jógee kuy protéger population yi civil yi ñooy protéger seen bopp ñoom militaire malien suñu fa jógee civil bu fa ñëw tam kon di nga woo tubaab yi après ñu ne voilà mi ngi woo ay jàmbur kon il faut ñu waxtaane ko tey gis dimension yëpp militaires yi mënoo leen génnee ci problématique bi surtout que sax ñoom ils sont au devant de la lutte pour ndax la crise sécuritaire bi nekk Mali beneen bi aussi mooy militaires yi pour man est-ce que sax li ñu def gënul woon ci Mali fa mu tolloon li ma tuddee woon man impasse mais une grande partie du peuple mi ngi fii bloqué lépp président bi kenn àndutul ak moom mais léegi li fi des mooy M5 ak Dicko doxal président IBK ne nañ leen réprimer deret tuuru comme temps Moussa Traoré lu baree bari te tam du ko fa fekk parce que mobilisation peuple boobu dana rey mais moom it la ko ci nar a fekk du doon jàmm kon la ko ci nar a fekk du li ko fekk ni li ko fekk ni lu sedd la mooy ñu jàpp ko ñetti fan ba ne ko delluwaat sa kër et cetera mun nga dem faju ji lu sedd la kon nag militaires yi pour man est-ce que soowuñu ko sax moom
militaires yi moo tax ils ont dit on a pris nos responsabilités ñoo gën a xam seen dëkk fu mu toll ñoom militaires yi ñu ngi doon suivre situation bi de près tous les jours. mais te xamoon nañu tamit. y a la pression CEDEAO mi ngi peser tamit ci kaw militaires yi quelque part ndax CEDEAO moom solution gi mu bëgg ak ñoom ñi moom seen réew te bëgg a doxal yëfi seen réew. wuute am na ci ndax loolu dina doon saafara ngir luy sauver Mali. c'est normal CEDEAO li ñuy doxalee nii c'est normal dans le principe loolu tam bu ñu ko fàttee parce que CEDEAO en tout cas ay charte la ay convention yoo xam ne dañ koo signé mën na la bañ a neex mën na bañ a neex et cetera mais àddina du doxee noonu ay individu nii rek mën na dara mën na la bañ a tey ji Sénégal li nekk ci constitution yëpp neexuma mais quand même moo fi nekk bon kon CEDEAO et c'est normal dans le principe man d'accord naa ci dans le principe que le pouvoir soit entre les mains des civils ànd naa ci kon CEDEAO dañuy rappeler principe yooyu ba pare waxoon ni ku ko deful lii ak lii moo la ci fekk donc ba ci foofu gisuma dara lu ñuy jëm ci wàllu CEDEAO wax dëgg yàlla dañoo rappeler les principes am maa léegi am question bu am solo boo posé ci militaires yi est-ce que l'Occident bon xam nga tamit man foofu toujours damay wax naan nañ def toujours tamit attention maanaam xam nga bu fekkee lu ne tamit nga ne ci biti lañ ko xambe di nga dem ba kon yow lan nga c'est-à-dire que lu yëngatu fii Sénégal rek ñu ne non France ko fi yëngal woy États-Unis ko fi yëngal loolu pour man dafa yomb trop xoolal même sunu ñiy jiite suñu réew yi fii ku fi falu ñu ne tubaab yee ko fal man nanguwuma loolu ñun ñii ñoo leen fal léegi nag fan lañ jaar ak ñun bañ fal leen loolu nañ ko seet xëy na bu ñu demee ba xam ko sax danañ fi teg ñun ki ñu bëgg mais dafay yomb trop nit ñëw fii xoolal ñu voteel ko ak suñuy carte ba pare ñu ne non tubaab yee ko fi teg foo tubaab yi ñëwee teg ko fi déedéet moom moo ñëw def campagne dugg ci biir nit ñi def ak nit ñi ñu voteel ko léegi nag bu tubaab bi nekkee ci ginnaawam tamit am na façon bu ñu ko nekkee boo xam ne ñun gisuñ ko léegi nag militaires yi pour man jusqu'à preuve du contraire gisuma ku nekk seen ginnaaw lu dul ay militaires maliens lañ gis ne seen dëkk pour ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoo fa nekk institution te man tam loolu laa gisuma benn institution bu nekk Mali actuellement bu am minimum de stabilité bu mën a yore réew mi fi mu nekk nii M5 ak Imam Dicko moomuñu Mali benn parti la ci peuple bi rek am na beneen parti ak une majorité même silencieuse ak gox-goxaat yi yoo xam ne ñu ngi taxaw kenn mënul wax tey jii ne man maa yilif Mali parce que foo koy teg doo ko teg ci élection doo ko teg ci doole. kon yow reconnaître ki nga xamante ni tey moom lañ jiital. militaires yi. waaw ndax boo waxee ne kenn mënut a wax ni fi mu ne nii Mali mën nañu wax ni kii moo yilif Mali. du question reconnaître mais xoolal li fa nekk laa nangu rek. c'est-à-dire waaw. c'est-à-dire du question man ma reconnaître en tant que individu sax mais militaire bi fa nekk. comme ñoom ñoo jël pouvoir bi. mais waxtaan ak ñoom rek moo fi sës loolu laa bëgg a wax. légitime parce que ñoom doo ko foqari ci seen loxo parce que ñoom ñoo ko jël parce que M5 ak Imam Dicko ñoom seen bopp est-ce que dañoo dem ba jël pouvoir bi voilà ñoom xam nañ lu tax suñu demoon ba jël ko kon tam soo ma waatee laaj ma ne la lii ak lii. non Imam Dicko moom li mu wax leer na li ma taxoon a jóg mooy taxaw sama peuple xeex ngir li koy defar waaye bu ma ci noppee maa ngi ca jàkk ji. voilà mais am na leneen lu wax aussi mooy que fi mu nekk nii artu na militaires yi waxam yemul foofu artu na militaires yi que ni pouvoir bi na dellu ci civil yi kon Imam Dicko objectif am c'était pas militaires yi jël pouvoir bi attention objectif am moo doon dafa jàpp ne moom ak ñi mu àndal dañ jàpp ne IBK amatul capacité jiite Mali ci conditions yi Mali nekk mais waxul woon ne na fi IBK jóge pour militaires yi jël attention nuance la mais c'est extrêmement important moo tax d'ailleurs dernier discours am loolu la wax militaires yi kon militaires yi fi mu nekk nii moo tax ma ne nañ waxtaan ak ñoom parce que pression CEDEAO ak pression wu M5 seen bopp moo tax militaires yi pour man forcément li ñu mën a def mooy organiser élection yi mais man ça ne me dérange pas que benn militaire nekk fa le temps que ñu organiser élection yi xam nga lu tax parce que amul benn institution bu ma gis actuellement au Mali bu am stabilité ak discipline ak obéissance bu doy pour mën a taxaw ne def leen lii wala def leen lii à part militaires yi kon pour man nañu accompagner processus de transition bi pour que rapidement mais loolu tam mënut a gaawee noonu parce que Mali xool fi mu nekk nii c'est un pays en lambeaux donc est-ce que mën nga en 6 mois 8 mois fi mu nekk nii déjà nga organiser ay élections en plus élections yoo xam ni boo seetee ba seet Bamako lay doon même IBK bi ñuy wax nii ñaata nit ñoo ko voté parce que le pays est en lambeaux tout le nord kenn voté wul boo demee jihadiste tiiri ci sa kaw boo demee communautés yi ñu ngi xeex Bamako ñaata nit ñoo voté IBK kon c'est un pays en lambeaux donc il faut voir tout ça et pas seulement militaires yi nañ joxe pouvoir bi kan lañ koy jox ak nuñ koy joxe donc loolu la ñu war a waxtaanee fi mu nekk nii.
et en plus exclure tout ce qui est embargo parce que loolu c'est une punition collective actuellement Mali amul état soo bëggee ne frontières yi nañ ko tëj population yi ci biir léegi lu ñuy dundee. ñu ngi ak imam Ahmadou Mokhtar Kanté ñu nekkoon ci point wu crise gi am fii ci sunu naataango maliens yi ak njàngat gi mu ci amal imam ñu delluwaat ci sunu réew waxtaan tuuti politique.